gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. non kooku suñu secrétaire la. ok léegi Tapha dama lay poser question. ci réaction Ousmane Toucouleur bi ni Boy Niang du jëli mbër ñu gis ni ay combat préliminaire am da doon jëli ay mbër yu ci bari ay combat préliminaire am moom moo leen jëli daan leen. waaw Lamine maa ngi lay ziar. waaw. maa ngi lay ziar bu baax di ziar Ousmane di ziar Toumani bu baax a baax macha allah. Ousmane ñu ngi koy ziar moom seetaan nañ ko mbapat ba taay mais si. Boy Niang day jëli parce que mën naa ko limal ay mbër yu bëri yoo xamante ni bi mu leen di daan moo leen jëli. waaw moo leen xof jëli leen mën naa commencé ci mbiis. waaw daan moo ko xof jëli ko. ay kon bi nga xamante ni ñun ñoo ko tëggoon moo ko jëli. brise de mer brise de mer dafa dóor crochet mu esquiver ko jël ko. dëgg la Dolf aussi daf ko xof bul fàtte jël tànk bi añ ko. waaw. biñ koy daan aussi ñoo ko jëli takk ko. donc day jëli day song yàlla xam na ko. day jëli day song. mais li gën a am importance ci yow sa dugg bi. mooy Aziz Ndiaye li mu waxoon ni bu ngeen perte seen combat ak Tapha Tine su ngeen ñàkkee combat boobu noonu du ngeen bëri ak Balla Gaye. yow yaakaar naa ne mën nga ci indi ay leeral yu bëree bëri. merci beaucoup man Lamine loolu sax moo gënoon a tax ma ne la dugal ma rek 2 minutes parce que dugguma sax pour wax ci Tapha Tine wala pour wax ci Balla Gaye parce que ku ne la maa la gën a xam làmb rek ne ko baal le dimanche dëgg la. mais Lamine. waaw. ñoom Sakho day di ay Cheikh Thiapathioly yi pour ma wax leen su fekkente ne li ma leen di wax mën na leen convaincre Lamine avance bu am solo la ñu jël ci turu au compte de Balla Gaye numéro 2. ok avance xaalis liquide. ok liquide la ñu Gaston jox Maris ñu signé. suñu contrat ak Omar Sakho di Balla Gaye numéro 2. ok ci biir contrat bi aussi peut-être gars yi seetaan mën nañ bañ a xam mais yow su ma ne la gis naa. contrat bi war nga maa mën a gëm yow ne man. xam naa li nekk contrat bu baax merci beaucoup contrat bi encore une fois Toumani. contrat bi amul clause. contrat bi amul clause buy justifier non boo daanoo ci Tapha Tine léegi kon lan moo tax contrat Balla Gaye foofu ci xel rek léegi Balla Gaye su ko Bombardier daanoon nag moom. contrat bi amul clause. ñaari partie rek yow fi nga nekk noonu baax na trop leeralal foofu. c'est très important. contrat bi ñu signé ak Gaston Production amul clause. amul clause que bu ñu daanoo duñ bëreeg Balla Gaye non ñun Balla Gaye aussi ci li ma xalaat gisuma contrat am mais yaakaar naa ne. joxewut parole rek parce que su fekkente ne day joxe kàddu rek keroog du ñëw pour signer. dëgg la. en tout cas ñun li wér te wóor mooy ñun jël nañ avance Omar Sakho di Balla Gaye numéro 2. te kenn ñamaluñu kenn cofaluñu dañ ñoo jox xaalis bu bari bu weex daal dañ ñoo tibbal te ba pare liquide lañ ñu jox demuñu banque. mais nag wàññi boo gis ci benn lay commencé te Toumani sànq yaa ngi ko doon wax on peut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. munoo jaay deru ours bi ba fekk rayoo ko ba pare. dëgg la. dëgg la Aziz li mu wax am na ci droit parce que xam nañ ne bataille psychologique la ñuy def mais encore une fois moom aussi Aziz xamante ne dañuy gisante dañuy waxtaan mais xam na ne ñun ñooy psychologique ñun. mais lan moo tax boobu ba léegi yéen waxu leen ci lan moo tax depuis bi mu ko waxee ba léegi yow leen yàbb ci wala da ngeen a xam li ngeen xam rek noppi. sama gars yi maa leen defar suñu. waa ayca heure pause bi jeex non Lamine dafa mel ni réseau bi day daw. waaw ci yow la woon de. ma ne lan moo tax yéen boobu lan moo tax depuis boobu ba léegi waxoo leen ci. wala da ngeen a xam li ngeen xam rek noppi. non mais Père Bourkhane sax wax na ci yaakaar naa yow yaa ko jël wala. waaw man maa ko jël mais
yow comme ni nga ko leeralee nii Père Bourkhane écoute ci. waaw dëgg la mais li ma la wax moom dara du ko dindi avance bu leer lañu jël te ci turu Balla Gaye numéro 2 lañ ko jël. pour ñoom saa déedéet ay ñoom. cappaat Cheikh bi cappaat Coole ñu xam loolu ne. waaw feeg ruu gi incha allah mi ngi am Omar Sakho moom dinañ jàkkaarloo ak moom ci kàttanu suñu borom. ah. quel que soit l'issue du combat Boy Niang 2 Tapha Tine. quel que soit l'issue de notre combat te yàlla ñu ci yàlla may ndam nag lu sedd guy incha allahu rabbi. mais Lamine macha allah. Lamine. waaw pour ma wax sama gars yi sànq laa ñu ko Ousmane Toucouleur peut-être mu xaw a esquivé question yi xaw ma. Lamine daan Omar Sakho moo gën a yomb daan Tapha Tine. explique-toi s'il te plaît. loolu fangu faram-fàcce ji. voilà maanaam xam nga. ci Tapha kañ Lamine. Tapha kañ waay. Lamine Balla c'est un très grand champion. dawul xale. jëm de. Toumani. waaw. Balla c'est un très grand champion man j'ai beaucoup de respect pour lui. billahi wallahi taala. dëgg la su feccee mu neex. su signature mu neex su bëree mu neex. waaw. ma dugal sa bouche pas waaw kon del waaw. mais gis nga boo gisee ma ne la daan Balla Gaye moo gën a yomb daan Tapha Tine c'est pas parce que Tapha Tine moo dàq bëree Balla Gaye waxewu ma foofu. gis nga li daan Balla Gaye aussi daanul Lac de Guiers numéro 2 parce que xam lan moo tax te pourtant Lac de Guiers dàqul bëree Balla Gaye. mais Balla Gaye day mbër moo xamante ni bu ñëwee du tëj dara Lamine. ok. non day bëree day ñëw acca kaa ñu bëree ku dàq bëree ku ëpp doole nañ bëree jóg fii dem suñu yoon. léegi nag te ci biir bëre boobu maa ngi nuyu le grand champion Mohamed Ali suñu grand maa ngi koy ziar bu baax. non Ali bu ñëw rek ngay jënd glace de continuer fi nga nekkoon baax na. waaw mais Lamine yow xanaa xamatoo yow man ngay wax de. waaw. te gis nga Lamine waxoon nañ ko Sa Thiès dégguñu gis nga Lamine Balla bu ñu wuree ci bëre. waaw. bu ñu wuree ci bëre ba tàqali ko Sénégal gépp tax ñu. la ilaha illallah. dinaa la wax benn affaire gis nga Balla ak ñoom grand Sabous Pam yi ak ñoom Aziz. waaw dañuy dox ci maayinu gars yi mais Balla ma woon ak ni léegi du benn. non Balla waaw Balla mi bëri woon ak ñoom Eumeu Sène 2015 bëri woon ak Bombardier changement am na Balla Gaye ñëwaat na loolu nga bëgg a wax wala. waaye c'est quand même refait une forme sportivement parce que man li mu wax léegi balaa may terminer ak moom mais di ko kontaanee trop déjà ci leeral bi nga xamante ne indi na ko par rapport à communication bi je pense que c'est très important bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jege mbër bi mais xam aussi li xew ci contrat mbër parce que lii tey il a été vraiment explicite levé na le doute ci bopp dans pas mal de combat Balla Gaye ak Boy Niang alpha lu mën a xew ak yàlla mi may ruujoon ñaar ñu bëri voilà loolu étape moom mais fi mu ñëw léegi man dama am na loo xamante ni peut-être Balla du tëj bëri bi. waaw Balla du kaa ñu bëri il n'est pas défensif effectivement kooku pour nga am ci moom dara du jafe quoi. waaw mais wërë bi est-ce que wërë bëri bi ci Sa Thiès comparaison bi nga def est-ce que ci Sa Thiès ñu ngi ci Balla Gaye te Balla gënul ñor bëri sax. non comparé wu ma technicité bu Sa Thiès ak bu Balla. mais xam nga Sa Thiès ak Balla Gaye dañu xaw a niroo style bëre donte bokkuñu parce que Sa Thiès lu ci ëpp des fois buy song day song à l'abordage mooy day song à l'aveuglette. mais alors que Balla du song à l'aveuglette Balla c'est un adversaire boo xamante ni dalay taat fixé la ba pare dox sa kaw. waaw dox ci sa kaw mais ci biir dox sa kaw bi aussi. bu la jàppee aussi du tëj dara bu la jàppee day dóor day faaxat day fiile day def rotation comprendre nga. te loolu dafa arrangé Boy Niang. non bëreet ku mën a bëre dafa neex. bëreet ku mën a bëre dafa neex mais tamit am na leneen loo xamante ni wuute na ko ak Sa Thiès parce que Sa Thiès moom bëriwul songu siwul adversaire bi pour jàpp ay ngembam. mais Balla Gaye dafa nekk mbër boo xamante ni ñëpp dañoo d'accord dafa am jàpp te ñu bari ba dañ lay wax ne Balla Gaye adversaire bu mu jàpp rek. amatul sens. non Balla Gaye bu jàppee ngem waaw. Balla Gaye bu jàpp ngem Boy Niang. xam nañ ci Balla Gaye ne boo ko xamee macha allah mos koo gis wala bu mos la nuyu nga xool avant bras bi macha allah nga xam ne bu téyee du rëcc. waaye bu téewul nag. waaw. bu téewul nag waaw loolu question la. léegi bu jàppee nag. bu jàppul nag. waaw bu jàppul nag. léegi su jàppul nag.
bul fàtte ne ñaari combat yu ko Eumeu Sène daan yëpp Eumeu Sène da koy day bëre moom daan ko ba ñibbi te Balla Gaye du ko jàpp. ok loolu day am aller retour yëpp Lamine. te Eumeu dañuy jokkalante ay weccet yu sew daal maanaam dañ koy jox léeg-léeg mu wecc ñu des fois ñu jox ko mu wecc ñu. maanaam quelle victoire bi daal Eumeu Sène dina leen ko jox. Lamine dinaa la wax dara de tey encore une fois maa ngi koy waxaat. billahi wallahi taala Lamine. sa internet yi gars yi nii waa Kër Balla Gaye yi di commentaire su fekkente ne dañuy yaakaar ne maaleykum salaam su fekkente ne dañuy yaakaar ne Lamine. waaw dañuy wax nii rek parce que xam nga dañuy show wala affaire yooyu Lamine. maa ngi lay waatal Serigne Touba man su ma amul woon maanaam su ma wóorul woon ne booy naa mën naa daan Balla Gaye parce que alxuraan karim du ma ànd ak moom fii dem stade. non Lamine ku jël sa avance da laa bëgg a daan. walla ku jël sa avance daf laa bëgg a daan. te ca jamonoy Abdourahmane Ndiaye Falang ba fii may wax ak yow. waaw mbër mu mag moo gis mbër mu ndaw a koy folli. mbër mu mag moo gis mbër mu ndaw a koy folli. tombeeg def di dugg def dafa mel dafa bëggoon a réagir ci sa kàddu yi de. ba tey su la nekk grand Ali amul appel mais ñu wax grand Ali Ndiaye. waaw Ali dama bëgg Ali kii pare ma dugal Ali. waaw man moom maa ngi ziar Ali ñëw tontu ko waaw. ça bouge pas. 2 minutes laay dugg rek vite fait. maa ngi ziar ñi ci kaw ak ñi ci suuf di ziar sama bro Toumani di ziar ñëpp xam nga. dafa am lu ma bëggoon wax sax heureusement grand bi bu mu duggee nii. presque tontu na ci par rapport au contrat parce que man ça m'intéressait pas mal xam nga ba léegi maa koy commenter à savoir que peut-être lu Aziz Ndiaye wax xam nga Aziz Ndiaye comme on dit lui et Gaston ils sont très proches xam nga et je crois que c'est un gars boo xam ne li mu wax nii daf ko wax ak assurance xam nga donc man seen contrat yi lu ma si jaaxal aussi loolu tamit c'est à voir parce que pour man j'ai l'impression que dafa mel ni Balla Gaye dafa signer un contrat de son côté Boy Niang signé contrat de son côté c'est pas un contrat boo xam ne maanaam dafa tënk ñaari mbëri yëpp parce que tey bu ñu nee par exemple que tey man ci li ma comprendre ci lu Aziz Ndiaye wax contrat parce que nan la tuddati Gaston joxuñu ordre ni combat yi di amee par exemple tey xam nañ ne que Bombardier ak Eumeu Sène dina am xam nañ ne que Boy Niang ak Balla Gaye dina am ba léegi xamuñu ban combat mooy jiitu ban combat donc man ci li ma comprendre tey à l'issue du combat Boy Niang Tapha Tine man foog naa combat boobu mooy nekk déclic toute la suite c'est-à-dire tey bu nekkee Boy Niang daan na Tapha Tine bu nekkee Boy Niang daan na Tapha Tine foofu je crois que tey combat Balla Gaye ak Boy Niang day taxaw subitement et directement mais quelles sont les clauses yi nga xam ne tey moom moo boole Balla Gaye ak Gaston parce que man je me dis bien et li may wax ni je me dis que loolu mooy am à part entière tey dama gëm ne que tey bu nekkee Boy Niang parce que il faut pas ñu fàtte benn affaire même si que tey Balla Gaye du sama mbër ku nekk xam na ko mais ñun dañuy waxee ci cadre làmb tey bu nekkee Balla Gaye tey daan na Bombardier laa la wax il faut pas que oublie parce que tamit man damay wax que c'est Gaston sincèrement man dama gëm ne que am na benn fànn boo xam ne dafay yàq làmb nañ ko wax ci cadre làmb la ñuy wax mooy que tey pour man contrat yi ni ñu ko waroon signer ci benn fànn la c'était de signer ay contrat moral mooy lan nga ne Boy Niang boo paree ci sa combat ak kii bu paree combat kii bëgg naa ko combat bii mais ci clause moom ci contrat moral boobu wala même bu nekkee contrat boo joxee avance moo am ay clause yu leer parce que bu yàggee làmb dootul am yoon bu ñu fàttee benn affaire Boy Niang dafa jóge ci benn défaite ak Tapha Tine dafa jóge ci défaite ak Lac de Guiers donc tey bu dee Boy Niang dafa jóge ci défaite ak Lac de Guiers Boy Niang bëre ak Tapha Tine ñaanuma ko parce que faraluma ci kenn mais dañuy wax ci yoonu làmb léegi Boy Niang bëre ak Tapha Tine daan ko laa wax si toutefois ça arrive donc day jóge ci 2 défaites léegi Balla Gaye si toutefois Balla Gaye même bu ko Bombardier daane man gëm naa ne que mën na jóge ci Bombardier bëre ji war direct roi des arènes du sama mbër ci logique u làmb la mais bu nekkee Balla Gaye léegi dafa bëre Bombardier daan ko quelle serait la logique sincèrement lan mooy nekk logique bi man ci yoonu parce que am na yoo xam ne day yàq làmb bu yàggee jaratu ñuy seetaan làmb jaratu ko bu nekkee bëgg man maa gën a bëgg combat Boy Niang ak Balla Gaye taxaw mais dafa man xam naa ne que tôt ou tard loolu day am
mais il faut que mu am yoon bu mu topp parce que combat tamit lu ñu mënti wax dafa war a am benn suspense bu muy teg suspense mooy lan tey Boy Niang daan Tapha Tine Balla Gaye mu daanu Boy Niang bu daanoon Tapha Tine Balla Gaye daan Bombardier bañ ko daan seen combat day am par la force parce que foofu day taxaw te day am challenge mais tey la logique serait que tey Boy Niang bu daanu woon ci Tapha Tine tey Balla Gaye serait directement tey peut-être sa revanche contre Modou Lo wala dem bëre jiwaat sax ak Eumeu Sène directement mooy gën a logique que muy bëre ak Boy Niang fa laay waxee quoi parce que man contrat bi c'est important ñu si bàyyi mais contrat bi li ci tabakaan ñu wax yaakaar naa leer na naa ñu tumaale suma jum te ni mu ko waxee man noonu laa gëmee ni noonu la amee effectivement te pour leeral la ko xam nga baal ma doguma la pour mu gën a leer parce que ko Tafa leeral na ko xam nga ci contrat bi dafa bëri ay parties y a des termes juridiquement parlant bu fekkee ne maanaam ci wàllu sport Balla mën a signer contrat de son côté Boy Niang def ko mais y a des contrats ci biir contrat bi une partie boo xam ne c'est une partie commune c'est-à-dire partie boobu bu ñu ko signé Boy Niang day am benn copie Balla Gaye day am benn copie le promoteur Gaston Mbengue am benn copie léegi Tafa lim ñu expliqué leen mooy li nga xam moom moo nekk ci biir contrat bi nee na en aucun moment amul benn clause boo xamante ne mi ngi wax ni bu Boy Niang daanoo ci comment Balla dootul am loolu leeral bu njëkk la mooy bi nga xamante ne moom moo suñu daan benn bu may quel que soit alpha ñoom jot nañ avance te Boy Niang 2 va croiser le fer avec Balla Gaye 2 di Oumar Sakho comme na nga ko waxee je pense que loolu leer na te moom gis na tey li xam moom donc ñun ñëpp nañ jàpp ci loolu ba keroog ñuy dégg leneen quoi et puis nee na xaalis bu bari lañ leen jox ah oui c'est sûr encaisse na lu bëri beneen affaire bi ma bëggoon wax mooy par rapport ak am na ñi may dégg ci question yi ñuy naan que Bombardier parce que nag gis nga suñuy wax ci débat yi day baax parfois ñuy jël li fi ñu far ñu koy teg de côté ñuy jéem a wax loo xam ne ci cadre làmb la parce que nit bu nekkee parce que gis naa fi sànq par exemple ñi fi duggoon ñu bëri li ñu doon wax mooy ci problème guy gi beeg rëg-rëg beeg tout ça bu ñu bëggee am benn position rek day parce que fii ci waxtaanu lamb la ñuy wax man Modou Lo ku nekk xam na ne mooy sama mbër mais tey boo ko dugaloon dans un débat du ma parce que bu boobaa yow dootoo waxati xam-xam donc man ñi nga xam ne ñu ngi wax par exemple bu Bombardier daanee Balla Gaye par exemple est-ce que Balla Gaye war na mën a il faut que ñu xam mbër boo gis ci àdduna gis nga Balla Gaye fi mu toll ci lamb man dama gëm ne que même bu amee 100 défaites maanaam c'est un gars boo xam ne du ko wàññi dara ci lamb parce que tolluwaayam la léegi fi mu toll ci lamb la maanaam dafa yegg ci balance bi foo xam ne dootul wàcc xam nga ñii nag nekk ci suuf ñoom ñoo am ay preuves yu ñu war a def pour xam nga maye chance chaque jour ñu wax ko mais maye chance bi dafa dem ba commencer yàq lamb tamit gars il faut qu'il fasse de vraies preuves pour fekki gars yi ci kaw. maanaam daal ko maanaam benn booy bu fi grand di jël rek nga fekk mu prouver. bien sûr merci mais Lamine j'ai juste une question pour def nga baal ma dogaat est-ce que tey du yéen amateurs yi yéen a manqué d'objectivité et de logique tey ci côté boobu je m'explique parce que yéen amateurs yi yéen a ñëwoon wax ni grand contre petit lañu bëgg. grand yi ñu bëri seen biir. mais est-ce que nekkul tey yéen grand contre petit dañ ko exiger ñaari mbër rek muy Balla Gaye 2 ak Modou Lo parce que Modou Lo jël na Ama Baldé Balla Gaye 2 jël na Boy Niang dafa mel ni doyal ngeen ci pourquoi pas Eumeu Sène wàcc jël kenn pourquoi pas Gris Bordeaux jël Garga Mbossé ak wala keneen ak keneen lu tax est-ce que tey jël leen ko yemale ko rek Balla Gaye 2 ak Modou Lo fàtte yeneen VIP Eumeu Sène Gris Bordeaux ak ñi ci des. je suis 100% d'accord man j'ai toujours man de toute façon logique boobu laa mës a am pour man ñi ci kaw dañoo war a toujours wàcc jël ñi ci suuf mais ki ngay jël ci suuf dafa war a nekk challenger c'est ça qui est important. xam nga tey boo xoolee tey Ama Baldé Modou Lo par exemple Ama Baldé il est très bien placé car c'est un challenger. xam nga te loolu noonu sax da ngay dem ba tey ñu bëri tey mën naa la ne man Modou Lo lu muy nekk sama mbër 60% tey boo leen laajee dañ leen am Modou Lo mënul daan Ama Baldé donc foofu day am une confrontation de taille. foofu la important yi moo tax ma ne la tey Boy Niang lu nit ñi bëgg combat am ak Balla Gaye man dama gëm ne que coûte dafa war a daan moo tax sax man li muy wax naan waxagul ci ay waxu Balla Gaye pour man sa communication elle est très juste par la force. tey Boy Niang dafa war a daan Tapha Tine par la force bu ko daanee nag combat am ak Balla Gaye moom ce sera explosif day toj làmb xam nga juste ça damay wàcc Lamine parce que xam naa ñàkkul am na ñu nekk ci suuf ci domaine boobu rek laa bëggoon wax di la ziar nag di la naan xam nga macha allah waaw am na solo kontaan naa ci yow gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool
électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati, votre quincaillerie de référence.